ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futurs Médias seen émission sama kër amaat nañu mbégte kon daal di àndaat ak yéen gannaaw xam ngeen ne nag ci Magal Touba bi ñu rek daal di jógee ñu amoon ab bër ngir permettre ñu dund li nga xamante ni moom mooy effervescence bu ñu nemmeeku kon ci Magalu Touba di leen gërëm nag bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen ay message seen ay kon suggestion ñu koy rek daal di jot di leen wax ne que yéen lañ fi nekkal ndaxte bu ñu ne TFM mooy miroir du Sénégal donc c'est normal que bu askan wi di dund yenn jafe-jafe yi ñu mën a kon daal di intéressé wu ci loolee mais surtout indi ay kon solution ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe askan bi ci émission bi ñu jàll nag gisoon ngeen demoon nañu ca Sipres foofu nag daal di am ay jafe-jafe Sipres Tëngéej la waraloon kon inondation am fa mooy lenn ci ay tabax yu ñu daal di nemmeeku ci kaw canal bi mais aussi dem ca Kër Massar xool askan bi lañ fee rek daal di dund directeur SNHLM dégg ngeen ko ne nag foofee xur la wàllum assainissement daanaka jafe-jafe la fa rawatina nag évacuation eau pluviale moo tax nag dañuy topp rek cas bi comme nuñ koy rek daal di waxee pour indi leen ay leerange ci wàllu woowu moo tax nag tey dañuy dalal kàngam ci émission sama kër ñu bëri ñu nekk kon ci espace su habitat nekk ci espace immobilier ak lépp lu xeetoo ci wàllum tabax daanaka xam nañ ko parce que xelam dafa màcc lool jëm ci wàllum génie civil moom docteur Oumar Cissé yaakaar naa boo doon gisee image bi dingeen ko rek daal di xamee docteur ñu ngi lay gërëm ci li nga ñu kon dalal ci sa bérébu jàngalekat bi maanaam Institut africain de gestion urbaine. jërëjëf Dieynaba di kontaan aussi ci li nga fi ñëw. di kontaan aussi li ma boole ci émission bi parce que dama koy suivre. ñàkk laa xam wóorul di. waaw mais émission bi dafay xam nga sama kër. lu am solo buñ ci eggee ci émission bi dinañ gën a xam. lu tax mu am solo ndax kër mooy lu xam ne askan bi dañuy dajale yëpp dañ ko ciy dugal. kon bu amee tolof tolof rek kenn mënul natt yan saafara yan coono la nit ñi de. kon maa ngi kontaan bu baax. man Oumar Cissé léegi mu ñëw seet ci biir yaay bi. ñu waxtaan ci wàllu habitat ci wàllu bënd bi ci wàllu environnement. ndax yooyu yëpp daanaka yàlla dafa def ñu xaw a koofu. waaw loolu daal moo tax benn mënul dem bàyyi mboromam. donc docteur Oumar Cissé wax naa ko léegi ingénieur la en génie civil nekk environnementaliste parce que c'est important également wax ko nekk docteur en aménagement bu ñu ne aménagement nag mooy lépp nag lu xeetoo ci wàllum nañuy tabaxee ak la war a am ci biir donc moom kàngam la ca nekk directeur institut africain de gestion urbaine professeur au département environnement bu université Senghor ba nekk foofee ca Égypte nekk université bu mag bu nekk ca dëkku naar yi nekk tamit ku bind ay livre bokk na ca livre ñu gën a nemmeeku mooy inondation à Dakar gestion des risques et adaptation waaye aussi mu nekk auteur principal bu livre ba ñu duppee profil du logement au Sénégal nga xamante ni ONU Habitat moo ko rek kon daanaka commandé woon ci atum 2012 la woon livre boobu sax nga liggéey ci ku ci mel ni Alioune Badiane liggéey ci ku ci mel ni Seydou Sy Sall Aly Ngouille Ndiaye voilà donc voilà pour wax la ne maa ngi lay suivre bu baax a baax. waaw loolu nga wax yëpp. yàlla loolu ñu yàlla baaxee. ci sant suñu borom bu baax a baax. ndax loolu yëpp suñu borom moom la jox rek daf lay jox sas. dafa am loo war a natt jëm la jëm ci askan bi. yàlla li ma baaxee mooy dëkk naka lañ koy toppatoo naka lañ koy defaree. ndax benn mënul dem bàyyi moromam. bu ne génie civil moom infrastructure yi yëpp ci dëkk bi la. bu ne environnement nag lii tax dëkk bi sax ñu mën ko léegi ñu mën koo ràññee sax. mbirum garab gaa ngi ci mbirum ndox maa ngi ci. mbirum air baa ngi ci mbirum risque yi jël risque yi mu ngi ci. aménagement nag daanaka ba suñu dëkk yi. benn ci li ñu manqué mooy aménagement. maanaam aménagement dafa war a jiitu dëkk. aménagement dafay prévision dafay maanaam dañ naan dañuy xam ni dëkk bi dafa riir jëm fii. ñu dogaat ko. wala dëkk amagul ñu ne nii la war a mel. nii la war a mel nag dafa fekk ni lu nekk am na fu mu gën a. mooy plan directeur yi ñuy wax. plan bi ngay wax. voilà xam nga ci wàllu soxna yi ñuy wax plan mooy. plan waaw. maanaam da ngay def ay pexe yoo xam ne. ëllëg yooyu yëpp bu ñu dajee taw fii rek la ñu foofu nag la ñu sooxee ndax ñun lenn li ñu xaw a sonal mooy nit ñi seen dañuy dëkk
jiitoo ñuy organiser. maanaam dañuy dëkk ba pare doog a organiser. waaw xam nga wala bu njëkk ba sax daanaka ci réseau yi ñuy defar ñuy woowee réseau unitaire daanañ dem sax boole ñaari xeetu ndox yi pour yóbbu leen wante xam nañ ni xam nga bu ndoxu taw ca normal ba mën na gën a set ndox mu salte mi. kon boo boolee ñaari xeetu ndox yooyu lan lay indi ëllëg fa ngay raxasi ndox ma ndax xam nga ndox ca mujjantal dañ koy raxas. mën nga ko recycler. dañ koy def recycler waaw très bien. dañ koy traité donc ca mujjantal da ngay yokk ndox mi nga war a traité moo tax léegi daanaka dañ leen di ku nekk jaar sa béréb. yenn saa nga gis muy taw nit ñi seen bopp ndax ndoxum taw bi jaaxal na leen ñu ubbi ay regard. ndox mi di ci dugg c'est-à-dire que lañ doon bañ sax ñoom it ñu indiwaat ko mën a indi ay jafe-jafe même ci réseau xam nga am nga problème mu eau pluviale nga yokk ci nag maintenant problème mu eau usée loolu dafay suñu dëkk yi bu dee ci wàllu ñaari xeetu assainissement bi ma jël bi nga xam ni dañ naan ndox mu salte mi waaw dafa sooxee ndax li tax mu gën a sooxee mën nga jàpp ni am na dëkkuwaay boo xam ni maanaam boo demee tey jii région Dakar am na ci ay gox ci zone Pikine irrégulier sud wala ci feneen fa nga xam ni habitat bi organisé wuñu ko dugal fa ay réseau pour yóbbu ndox mu salte mi day jafe ndax bu dee ay zone yoo xam ni kenn aménagement ba amu fa. maanaam lotissement yee baaxul ak. très bien bu amul aménagement bu amul lotissement xam nga dugal fa réseau pour mu yóbbu ndox mu salte bi day jafe. dafa mel ni Grand Médine rek puisque bidonville la. très bien demoon naa fi sax Alioune Badiane ba ñu gis mbedd yi nu mu mel ak nu ñu ko war a restructurer. très bien xam nga li tax yenn saa yi ñuy bëgg ñu naan dañu war a li ñu restructurer mooy restructurer wu woon. waaw donc bu ñu ko restructurer li ñu ci gën a namm surtout mooy dugal fa ay services dugal fa ay infrastructure bu loolu amul xam nga xeetu ci ndox boo jëlee ci ndox mu salte mi rek am na ñoo xam ni ñi nga xam ne yenn zone yi nga xam ne c'est urbanisé tout ça yenn saa yi nga gis ñu am réseau yenn saa yi zone yi ñu aménagé lañ te amuñu réseau boobu mooy retard investissement daf ci am. mais li gën a doy war mooy ñi nga xam fi nga xam ne fu dëkk yi ci ñu ci bëri dañ fa dëkk aménagé wuñu ko amuñu yenn xeetu réseau yi ñoom ñooy ñiy utiliser seen i fosse ak yooyu. mooy ñi di def fosse septique yi. waaw mais xam nga fosse yooyu kenn bokk na ci assainissement buñ ko defaree defar bi war. mais xam nga ku ci nekk yaa ngi koy defar ni nga ko mënee ni nga ko xalaatee warul demee noonu am na ci souvent nga dem gis benn installation boo xam ne moom rek a nekk fenn muy nga dem installation mais mu defar ay système de fosse dem ba ci ñu defar ko defar mucc ay ba ca ndox ma fay génn sax ñu yóbbu ko ci mooy am genre épuration naturelle par le sol mais loolu day fekk loolu la ñu am ku ci nekk noo mën a defar sa fosse da nga koy defaree xam nga ñu ngi wax ni benn sax ci li tax ndox mi gën a bari ci suuf ci ndox mi nekk ci suuf si ca fosse ya baaxul la amee te li mu ci indi sax dafa doy waar am na gëstu yu ko wane yu wane ni li mu ci indi sax mooy yenn saa yi ndox mi nekk ci suuf bari nappe phréatique bi. très bien. yàqu goo li ko yàq xam mooy nitrate bi nekk ci mën na baax parce que bu demee naan ko day jafe moo tax ci bi ñuy wax si xeex assainissement bi bu xeex inondation yi am na ay béréb xam nga zone yi ñuy wax yëpp yu bari zone dañ ñaan am na foo xam ne fii way napp yi day affleuré mais bu fekkee napp yaa ngi affleuré te benn xeetu ndox mi. moo fa infiltré. dafa fekkoon dafa yokk ci nat bi. yàq qualité nag ba nga xam ni boo xoolee boo am na forage yu bari yu nekk caar yoo xam ne kenn utilisé ko. ba nit ñi boole woon ci biir solution yi ci biir pexe yi pour mbënd mi nañu commencé di tàmbaliwaat ak forage yooyu pour nga ca ndox mi yóbbu ko pour ñu utiliser ko pour agriculture. donc c'est beaucoup plus compliqué que ñi nga xamante ne moom la ñuy gis. xam nga nit ñi de yëpp roofoo. yëpp roofoo man boobu yii maa ngi wax ci assainissement eaux usées ndox mu salte mi mais gis nga bu tey jii ma ñëw ci ndoxum taw bi boo demoon tey jii ci banlieue bi muy taw ndox yi njëkk wala nga da nga naan ndoxum eaux usées la. waaw ndax ku nekk da ngay ubbi sa fosse. bu bal nga profité ci. ndax benn boo amee fosse yaa ngi gisoon boo xam ne amul kenn aménagé wu nga am fosse. amul réseau. waaw amul réseau ya nga am say fosse. fosse bi mu ngi noonu na nga ko defaree defar nga ko daal ba mu mën la féexal tuuti wante fosse bi comme zone bi dañ ni ndox bi dafa jege maanaam ndox mi nekk ci suuf dafay affleuri du jóg ci fees
mënoo dëkk ci di ko ŋàcc xaalis la. alal jooju nit ñi duñ ko am. kon toujours boo gisee bu baax bu taw bi tàmbalee rek. da ngay ubbi rek muy dem fa ngay fi koy raxasee ainsi de suite. kon ñooñu problème bi dafa daje. te xam nga fan la problème mu inondation gën a jafe. mooy bu ñaari problème yi dajee bu problème ndoxum taw dajee ak problème ndoxum usé. oui mais justement pourquoi tey Sénégal ñu am tey problème mu évacuer eau pluviale. parce que eau usée sax dama ko jëlale mais eau pluviale lan moo tax tey ñu am jafe-jafe pour évacuer ko. eau pluviale nag ca tàmbali ba d'abord la xam nga même bu ñuy defar fi ñu dëkk ñu ngi toppatoo eau pluviale naka lañ koy defee xam nga tey jii bu njëkk bi da nga daan gis buñ nee fii lotissement bu bees la nga gis ni ay engins defaraat suuf si xam nga loolu yooyu yëpp ñu ngi jéem a xool balaa dara yi am sax naka la ñuy drainer loolu sax amatul léegi. xoolal léegi lotissement yi da nga def lotissement yi dafa mel ni morcellement rek la gën a niru maanaam da ngay am nga terrain am ñu ngi dagat mais bu njëkk ba balaa ci biir opération lotissement dafay am opération boo xam ne parce que suuf si ngay ci nit ñi dëkk. mais justement dinañu wax lu jëm ci wàllum viabilisation bi ak lu jëm itamit ci wàllu nit yi nan la ñuy dëkkee mais tey jii nii ñu ngi wax assainissement primaire ne assainissement secondaire. état ba la ci war a def. xam nga assainissement sax mën na kenn tey jii mënoo ci jiital collectivité locale yi ndax compétence boobu kenn transfert wu leen ko. te xaalis la. waaw bien sûr. boo nee primaire ak secondaire primaire maanaam da nga naan kii yu mag a mag yi xam nga yenn saa yi nga gis canal yu mag a mag mais canal yooyu pour ñu fonctionner normalement dafa am yeneen ñu xaw a ndaw yu ciy branché wu. ndax. demal ci benn man ñu dem nañ ci ay zone di fa liggéey doon fa gëstu mais donte def nañ fa ay ouvrage maanaam defar nañ bassin ba ca bassin ba am na mu ngandam canal bu jóge ci bassin bi dem feneen ak ainsi de suite kon mën nga ni ñu ngi topp pro ndoxum taw bi mais quartier yi seen biir am na quartier yoo xam ni comme zone bi kenn aménagé wu ko woon da gis benn quartier boo xam ni daanaka fi mu dëkk lay tax mu ay ndoxam ñëw ci bassin bi du yombe noonu kon bu quartier yooyu même bu quartier yi xawoon normal tuuti ouvrage yi ngay def ñu ñëw ci quartier ay ouvrage secondaire lañ nekk. maanaam bu ñu nee primaire ak secondaire rek mën nañ dem ba ci tertiaire nga xam ne mooy ñëw ba ci kër gi. loolu yëpp c'est pour dire que rek affaire bi ay armature la war a nekk. hiérarchie maanaam benn cheminement la boo xamante ni bii mooy jur bii beneen bi jur bii. hiérarchie la bu nekkul loolu. zone bi nga bëgg a drainer doo ko mën drainer. parce que man su ma jëlee canal bu ndaw bu xaw a ndaw bu indi lii ñu dajee ci canal bu mag bi moom mooy mën a yóbbu lu mag yi mais bu fekkee ni dañ koy yóbbu ba da nga gis nga fépp zone bi ñuy traîner dañuy jógee ba ci kër ga dara waru ko mën a gàllankoor ba mu dem ba ci ouvrage principal mais bu njëkk dañ daan def am na ci yenn quartier yoo xam ni booy gis bu ñuy traité sol bi avant nit ñi daan dëkk mais dañ koy traité am na yenn saa yi nga drainer sol nga évacuer ndoxum taw bi te soxla woo canal xam nga yenn saa yi nga jël benn. mooy évacuation naturelle. waaw mais xam nga mais loolu. loolu environnementaliste yi ñoo koy xam. mais même ñoom war nañ même ingénieurs yi xam nañ ko. wante day fekk nag du ñu soof day fekk ñu accepté ni lotissement du yem ci daggat jaay du sotti. donc li ngay wax ni yëpp docteur Oumar Cissé je rappelle que moom ingénieur la en génie civil kon ça veut dire que li ñu wax yëpp problème bi ci ndorteel la mooy wàllum lotissement ni ñuy lotissé suñu terrain yi maanaam préparé pour am ab dëkkuwaay. loolu mooy problème bi. mën nga ni sax ci wàllu planification parce que lotissement bokk na ci plan d'urbanisme wante la ko jiitu da nga naan. gox bii ma bëgg a organiser fii lañ mën a dëkk fii mënuñu fee dëkk. fii am na xur dañ ko fi bàyyi kenn waru fa dem. fii àll la dañ ko fi bàyyi fii lii la xam nga loolu yaa ngi ci plan d'urbanisme bi. mën na nekk plan am na bu mag bi am na beneen bi nga xam mooy bu détail bi day jax échelle yi gën a mag pour nit ñëpp ñu mën a xam ne ñu quartier bi. bu nga xam ci zone bi fii la dëkkuwaay war a nekk fii la tracé tay nekk fii lii nekk fii nekk après nag bu loolu amee lan moo ci des fii nit ñi war a dëkk wala tënk ko. defar ko ba mu baax. pour que morcelé ko pour nit ñi mën fa dëkk. mais ñun dañu am fii mu sooxee mooy plan ba ci boppam yenn saa yi plan bi ci boppam. du am.
wala benn bu mag bi mooy am plan directeur bi wante plan directeur zone bu nit ñi commencé dëkk mu bëri dëkk waaye fu mu jar am plan détail parce que détail bi mooy tax nga mën a xam ni yoon yi fii dañuy wax yoon yi fii ainsi de suite fii dëkku ndox la fii yoonu ndox la kenn waru fi tabax fii suuf bi nii la mel ak fële na la plan bu mag bi orientation rek lay génn donc plan détail def ci loolu yenn saa yi ñaar yooyu yëpp am mais plan yooyu bala moo mën a amal njariñ mooy ñu décret génn nii plan bii nag mooy am force de loi. waaw mais kon le problème nit yi xam nañ ko léegi lan moo tax léegi ñu ngi continuer di tabax ay dëkk te defuñu li war laata kon ñuy tabax je prends l'exemple de Diamniadio ak yeneen peut-être ville yi nga xamante ni ñu ngi ñëw président de la République ci conseil présidentiel mi ngi doon amal ci accès au logement social mi ngi doon wax ne yenn ci site ci mel ni Sébikotane dana dugal 20 milliards mu mel ni da ngay jël rek benn goutte d'eau donc dans la mer parce que viabilisation dafa cher donc tey xanaa peut-être loolu moom moo waral suñu gouvernement wala peut-être les promoteurs du ñu def li war par rapport ak li liggéey bi di laaj. xam nga yaa ngi fàttali fi ma jógee maa ngi ne ay plan d'urbanisme. c'est ça directeur détail. ne lotissement après ñu commencé dëkkaay bi war ñu teg fa ay infrastructure di ko gérer lu ci ne am na comme fu mu war. gis nga léegi. boo ci sànq ne nga Kër Massar. mais xam nga. la fa xew doy na waar. xam nga dafa normal loolu. xam nga boobu am na ñaari yu jaaxal nit ñi benn bi mooy pourtant am na zone bu Kër Massar boo xam ne ça a été loti. donc pouvoir public ñoo ko loti joxe ko mais sous-estimé que fi xur bi nekkoon. directeur SNHLM wax na ko. waaw mais c'est parce que. bu ñu ne xam nga bala déggoo mën la bu ñu ñëw ci plan d'urbanisme dañu ne fii lii moo fi nekk fii lu ne fu ne dafa am lu fa nekk dafa am lu fa gën a yomb nekk kooku ci plan directeur bu ñu koy wax ak plan d'urbanisme détail ñu ne kon bokk xam nga tey yenn saa yi ñu wane ay image ci Kër Massar ji xoolal rek fi ñu doon wane ma ne am na foo xam ni da nga naan mbete lakk pourtant mënoon na nekk lakk mais suñ ko bàyyi woon mu nekk lakk xoolal tey yenn saa yi nga gis ay béréb ay kër yu ñu wane kër yooyu yenn saa yi dépassé na sax 80 millions. ci biir Kër Massar xam nga dafa doy waar. nga ne xoolal kër yi xam nga ñii kon man kër gi may tabax nañ ma won rek fu baax fu ma tabax. même li ma waroon def fii. ma def ko fële. léegi tabax bay day nañ ma tabax fu ma warul tabax benn maa ngi li ma amul yëpp def naa ko ci. maa ngi coono goo xam ni kenn xamul nu mu toll jàll te buñ ko tey jii suñ ko bëggoon boo ko tojee da nga koy toj. boo ko dindee war ko joxaat feneen fu mu tabax loolu lay wooye ñaari dépense ci benn affaire. ñaari dépense mais nga yokk ci coono gi moo tax ñu ne aménagement am solo non mais yooyu ay drame la. gis nga nga dajalu li nga am yëpp tey jii mbënd bi jël ko imagine-toi sa xale yi sa doom yi te wàllu situation lañ nekk. c'est traumatisant. imagine-toi li maladie yi xam nga am na nit ñoo xam ni bu ñu naan nañ dem fii seen mbor ñu dimbali la wala nañ la yóbbu ci école. mais man dem naa Kër Massar ñu sañu ñu sax dugg ci ndox mi. très bien sañ dem nañ fa di. te pourtant am na ñoo xam ni lañ fa def ci alal moo tax duñ fa mën a jógee noonu. ah oui kon dama ni moo tax ñu ne aménagement prévision anticipation dañ ko bu gis nga ñàkk koo sàgg boo ko sàgganewul léegi loo waroon dépenser benn. di nga ci dépenser ñaar mais surtout indi ay loraange yu bare su moo tax bu ñuy wax problème ndox ma ne amul problème ndox amul problème aménagement la ñu am aménagement jàppal dugal ci plan yëpp bu ci nekk li mu war a def. directeur bu mag wala schéma directeur régional bi. plan directeur nga xam ni ak plan détaillé balaa ngaa wax nag plan de lotissement. mais léegi yenn saa yi da ngay gis bërëb yoo xam ni. lotissement bi sax mooy ëpp doole. te lotissement bi kenn du ko def ni mu war a defee. yeneen buñ ci rax mooy yenn saa yi lotissement bi ñoom bu ñu demee pour ñu approuver plan lotissement bi am na sax yenn saa yi dañuy présenter benn plan ne ñoom fii dañ fi def jardin fii dañ fi def. te duñ ko respecté mais kan moo koy toppatoo. ñun li ñu néewal ci wàllu dëkkuwaay gis nga jéem a quartier bu baax moo gën kër gu baax. xam nga Sénégal dañu war d'accord ci léegi kër gu baax quartier bu baax ak gën. quartier bu baax loo fa def mu rafet
mu normal. mais dañuy jël exemple kër góor gi. kër góor gi nga xamante ni fii nii daanaka terrain rek ay millions yu bari nga koy jëndi. te boo xoolee par exemple nu mu mel tali toj na am nañ problème mu évacuation système mu ndox mais nag boo duggee ci biir kër góor gi nga ne nga bàyyi àddina lu waral loolu. mais xam nga loolu dafa doon. waa kër góor gi nañ ma baal rek. non loolu dafa yeroon sax maanaam. xam nga fii mën nga ni organiser nañ ko. waaw wante yenn say béréb mën nañ ko lotir am ay kër yu mucc ay yu fa nekk mais infrastructure yi fa war kenn defu ci benn. comme fii par exemple nga am problème mu infrastructure drainage xam nga du sànq maa ngi naan bu ñu defaree gox bi ci Pandogo am na ndox yu bari yu ñu mën a convoyer fi ñu dem. wante de toujours yenn saa yi dafay laaj nga jël yenn ouvrage yi dugal ko fa pour que aussi mu yóbbu ndox mi mais mënoo dugal lu ni mel ci alal ci gox te base bi moo tax quartier bu baax mooy lan gox bu baax mooy lan gox bu baax mooy gox bi bala fa nit ñi dëkk état bi jiitu leen fa fu nit ñi warul dëkk ñu góorgóorlu ba kenn bañ fa dëkk ndax buñ fa dëkkee seen coono la wala suñu coono la ñun askan bi coono la état bi ndax ñoom dinañ jël seen alal ka ñu amoon def fa ñun ñu dindi loolu après utalaatale fenn muy ñaari dépenses yoo xam ne dara mën ko justifier. donc benn quartier bu ñu war donc quartier bu baax mooy dañ naan def nañ plan directeur bu toll nii. def nañ plan détaillé. def ay plan détaillé ñëw def bu plan détaillé paree décret yi génn ñu ne fii te nag bu ñuy def plan yi nañu góorgóorlu ba askan bi xam ci dara xam nga lu tax. communication bi contrôle citoyen daf ci am solo. te cartographie am na léegi ay xeetu cartographie yoo xam ne de façon participative nit ñi mën nañ xam ñu ne leen fii la yoon yi war a am fii dañ ko war a décret def ni kenn ko tabax fii lañ war a tax kii askan ci bopp aakimoo ko ñu génne décret ne lii ak lii ak lii ak lii moom la plan d'urbanisme de détail boobu. mais loolu xam naa si yeneen ville yi lay nekk parce que Dakar moom waaw. mais loolu la war a am su amul loolu boo ko defee pare nit ñi yore ñi def promotion immobilière ñi def leneen ak leneen même municipalité yi soo ko mën def seen i plan de lotissement te plan de lotissement yi bu ñu koy approuvé nañu bañ a approuvé rek acte départ boobu na am ay nañ ko topp ba xam ndax lañ ca waxoon yëpp mu nga cee ne bu yii may wax yëpp bu amul xam nga lan mooy am. nit ñi jiitu dëkk bi. jiitu. defuñu dëkk bi. waaw. bu ñu ñëwee ba jiitu. inondation bi dafa fësal rek ne nit ñi jiitu nañ même bu inondation yi amul nit ñi jiitu te kenn aménagé wu ko mooy tax ngay dégg restructuration. maanaam jubbanti ay kër. yaatal ay yoon. pour dugal fa li fa war a nekk. pour que nit ñi mën a am dëkkin bu am. je rappelle juste que nekk am na benn kon programme bi ñuy woowee zéro bidonville ñi ci rek doon liggéey waa ONU Habitat je pense Grand Médine ci la bokk ak yeneen dem ci benn diir dootuñu amati bidonville fii ci suñu réew. danañ fa sax peut-être dellu pour xool fan la ñu rek daal di toll ci liggéey bi di fàttali ni ñu ngi ak docteur Oumar Cissé ingénieur en génie civil moom mooy directeur Institut africain de gestion urbaine nekk aussi professeur département environnement bu université Senghor bu nekk ci Égypte bind na ay livres yu bëri jëmee ko ci wàllum inondation mais aussi ci wàllum profil du logement mais docteur sànq ñu ngi wax lu jëm ci naka la dëkk war a sanc naka la ñu war a sancee ab dëkk peut-être ci ville yi nga xamante ni ñu ngi koy rek daal di tabax parce que xam nga ne dañoo am programme 100 000 logements am nañ aussi ay pôles yu ñu war a tabax à l'avenir peut-être il faut que ñu daal di jiital loolu pour mën a éviter problème yi ñuy dund tey. waaw te buñ koy éviter fu ñu daal jiital loolu te dañuy def attention. par exemple xam nga tey jii ñëpp xam nañ ni ci gox bu bari ci pôle urbain Diamniadio suuf si. am na lu mu gën a nangu ko. argileux c'est un sol argileux. am na lu mu gën a nangu ko logement. ñun même yenn saa yi bu amee ay études yu ñuy def bala yu plan yi yëpp
bu ñu néewal étude sol bu ñu ko néewal xam nga foofu yenn saa ay études historiques sax mënoon na la wax ni fii dañ fi daan xeetu mbay mu nekk am na fi te dafa amoon sax ay projet wu état yoo xam ni dañ fa bëggoon def ay retenue d'eau pour que nit ñi di fa bay kon bu ñu gaawantu ci mbir yi te li ñuy def na ko xam-xam lan te bu ñu sumbee dara ab diir nañ ko xayma ba ñëpp d'accord ci ne fii lañ ci toll te bu ñu nee fii lañ ci toll lan moo tax egguñu fi ñu bëggoon loolu am na ci solo mooy ci wàllu logement social xam nga logement social bi ngay wax sax xam na dafa lëkkaloog inondation aussi parce que bu ñuy ne rek nit ñi fii kenn mënu fi tabax fii kenn mënu fi tabax fii kenn mënu ainsi de suite mais nañ leen permettre aussi ñu mën a am logement parce que duñ tabax ci asamaan si il faut ñu am fu ñu dëkk boo nee dans la région de Dakar di nga ni à peu près presque 100 000 personnes wala 90 000 personnes chaque année ñooñu ménage bu nekk 6 personnes donc tu as besoin au moins de 15 000 mais ñooñu fu ñu jaar tabax fenn donc bu ñu yem ci rek ne fii du bërëb gi fii du bërëb li fii du bëri nañu yem ci ñu yombal accès au logement pour cela lenn surtout ci wàllu logement social dama bëgg ñuy xayma li ñuy def dama toog ba si da ngay toog nga dégg programme une famille un toit bi en 2010 2008 2009 après 2014 PSE ñëw ñu ne programme d'accélération du logement social léegi ñu ne programme d'accélération du logement mais xam nga il faut nga xayma fi nga jaar yëpp ba bëgg nga xam fi nga jëm moom ma jël benn exemple ñu ngi wax 100 000 logements mais biñ ne programme accélération du logement social ça fait partie des projets phares du PSE ci xayma bi ci juróomi at boo ko totalisé parce que 90 000 logements 92 000 logements lañu am na nañ ko bëggee woon defee il faut nga xam nga xayma bi lu mu jëriñ di nga xam ne lii de laa foogoon ni moo ci gën a am importance ndek di gënul am importance lii de laa fàtte woon ci lii ma yokk ko ci te boo koy xayma da nga koy boole ak ñi ci xam-xam yëpp ak experts yeeg ñi koy dund ak ñeneen ñu d'accord ci ne lii lañ defoon egguñu fa. maanaam générosité dans l'élaboration des programmes. mais soo ko deful ay profession def ay déclaration d'intention rek lay nekk. parce que tey kon da nga jàpp ne que voilà. gisaguma lu ma mën a convaincre ni. d'accord doxalin bi soppeeku te man bala nga tàmbali ne lii lay def xam nga 100 000 logements sociaux nga wax sur 5 ans. 20 000 logements par an. bëgg naa xam ne ñoo koy tabax nga di promoteur yi aujourd'hui ci région de Dakar promoteurs yi coopératives yi mënuñu tabax plus de 10% des logements ñoom ñaar mënuñu tabax 10% des logements. kon naka lañ koy defee. moo tax man la gis nga yëf yi nañ ci boole gëstu di ci boole xam-xam sinon tëñëx liy indi tëñëx dañuy dem ba ci cëppaandaw ba ñu jàll ci leneen loolu. te fekk na perte de temps lay nekk. on aura perdu du temps. de l'argent des ressources. su ma nañ ci boolee acteurs yi stakeholders yi. waxuma borom xam-xam rek de mais professionnels yi ñi ciy liggéey ñi nga xam nañ ci foncier bi dara population yi acteurs ainsi de suite parce que question logement c'est très complexe. dafa bari ay paramètres yu ci laxasu gis nga tey jii. buñ ci wéyee nii de sama genre yi du ñu am kër. waaw mais sama genre yi du ñu am kër parce que chaque jour day gën a cher location cher na vraiment pour nga am rek location bu nga xamante ne bu baax la si yow wala loo xamante ni di ko mën a fay par weer dafa nekk la croix et la bannière vraiment askan wi sonn nañ. mais gis nga ku mënul am ci kër yi ñu war a am lan ngay uti. kër boo tolloon rek. waaw. foo ko mënti am baax na parce que nit ñi fu ñu jël dugal seen famille. moo tax ma bañ ñu suufanteel programme yooyu ñuy wax. may bañ ñuy gaawantu dugg ci dara dugg ci dara kenn du ko xayma bi war. bu ñu nee programme 100 000 logements ñu ne dañuy subventionné à côté de 50%. 100 000 logements moom bu dee 5 millions ngay subventionné parce que 500 milliards de francs CFA. ñoom bu ñu nee le foncier qu'il faut à ça bu ñu ko bëggee aménager si 300 et 360 milliards. on est dans un programme qui fait au moins 880 milliards. c'est un immense programme. loolu tey jii da nga ko waroon jox da nga kuréel gi koy tabax du doon ngi fu comoom. gis nga ma ne leen même bailleurs de fonds yi bu ñu jàppale ci dara tel programme avant ñu koy def dañuy def sax ay études préparatoire études parce que lépp wóorul la am na loo xam da nga ko jox rek
mais am na yoo xam ne da nga ko war a xayma par exemple nga ni promoteur ñu def benn ñu analyser ndax promoteurs yi mën nañ def loolu nga ni la question du secteur informel par exemple nga ni ci programme bi am na xam nga inscription bi am na succès ñu ngi may wax ni ma bon na plus de 200 000 inscriptions. dëgg la. donc ça veut dire que le problème est là. 2000 et quelques nit amuñu kër. ma sax inscrit naa 200 000 ñooy. waaw d' abord foog nga commencé naka ngay traité dossier yooyu. du doon traité 200 000 personnes surtout nga ni ci kenn waru ci am salaire boobu 450 000. nag secteur informel bi ci bokk nag nga xam ne ndax am nañu 450 000 wala amul 450 000. bu ñu soofantal mbir yi c'est très complexe. kon bu ñu jëlul suñu matuwaay yëpp. pënd bay bari rek. mais résultat yi day néew. en tout cas loolu lañ leen yéene réussite kon programme 100 000 logements yi moom la ñu yéene ñëpp képp ki nga xamante ne yaa ngi ci biir programme bi te bu yaakaar naa bu sottee ñun ñëpp dinañ ci rek daal di gis ngëneel mais comme li docteur wax ñu ñaan rek lépp daal di tegu ci yoon peut-être émission bi léegi mu jeex docteur Oumar Cissé peut-être ñu ngi doon wax wàllum mbënd ci dëkk yi nga xamante ni peut-être tabaxuñu ko jotaguñu ko tabax mais yi ñu tabax ba pare instant yi nii. que mu nekk Dakar que mu nekk yenn gox yi très rapidement te lan mooy solution bi. xam nga ko ñoom sax loolu am na ci état bi kenn commencé na ko. xam nga bi ñu demee inondation bi ñu bu 2005 bu 2009 2012. am na lu ñu dund. am na béréb yoo xam ne tey jii dem gis nga. waaw état bi defar benn plan directeur drainage. ci Pikine Guédiawaye yëpp. zone bu nekk am na ñu xam ni. surtout fi gën a am ñaay yi lii mooy infrastructure primaire yi ñu fi mën a def am na foo xam ne dañuy def bassin am na foo xam ne dañuy def ay ouvrage structurants yi primaire yu am ndox mi moom wàññeeku na moom inondation yi ci wàllu loolu mais gis nga fi nga xam ne nit ñi dëkkuwaay bi normal xam nga boo bëggee defar yenn ouvrage yi jënd fa ñenn ñi parce que leen say doo ko teg ci kaw nit ñi xam nga bëgg naa defar bassin donc fu am ñoo xam ne leen fa jëlee dañ leen fay jëlee boobu leen fi nekk relogement donc am na mais am na mais ñooñu su ma leen fa jëlee. ma reloger leen. am na ñoo xam ne xam nga même bu ma defee sànq maa ngi lay wax léegi li tax ñu bëgg restructurer yenn saa yi même bu ñëwee zone bi bassin yi ñu woowee ñun bassin versant maanaam ndox mu taw ci góor boobu yëpp. même point lay aboutir. foofu la ñuy bëgg def suñu ay bassin def fa ay canalisation bu fekkee ni trop plein bi ñu bugg ci géej gi demee noonu mais comme. lañ nit ñi ñoo jiitu woon dëkkuwaay bi dañuy yenn say dëkk sol bi kenn préparé wu ko di nga gis ñoo xam ne même boo defee loolu du tax seen ndox génn ndax nit ñi dëkkee rek mën na piéger ndox xam nga mooy tax mooy war nga restructurer ngay defaraat di toj di tabax di jubbanti di ut fooy jaar ak fa dul jaar ba ci yenn saa yi boo paree loolu sax am na ci ñoo xam ne dañuy nekk ci ay xur yu tuuti ci biir. faut jaar toxal leen wala nga prévoir ay ouvrage tout à fait donc restructuration dafay même boo inondation am dafay war a am ci gox yooyu ndax nit ñi dëkk nañ ba pare. parce que boo ko restructuré doo mën a dugal yenn infrastructure yi. doo fa mën xoolal tey jii am na zone yoo xam ne ci ville de Pikine soo bëggoon école doo ko fa mën a am. plan yi ma doon wax sànq. ñoo la naan fii biiru école la. fii mën na nekk marché. te fekk na léegi ñu ko tabax. mais waaw mais xam nga bu nit ñi dëkkee ba pare. xam nga yow fa ngay dëkk du yooyee prévoir école ba. mënoo ko yow du sa war def dafa am li la tënk rek moo war a prévoir. tabax école wala tabax marché. même bu fa école nekkul dara nekkul mais en prise mën na fa nekk. kon ñàkk anticipation urbanisme opérationnel bi ñuy dund li muy gàllankoor mbënd bi daf ko fësal mais yu bëree bëri daf koy gàllankoor ba nga xam ne xale yi dañuy mujj def ay kilomètres pour am donc fu ñu jàngee centre de santé kazalika da nga xam ni assainissement bi doo mën a am xeetu assainissement bi nga bëgg da ngay contenté ci benn xeetu assainissement yoon yi baax doo ko am da ngay am ay voies sans issue ainsi de suite mais nag bu ci mbënd mi def gën a yokku
day jéggi dayo. day jéggi dayo en tout cas c'est important tey émission bu instructive la ñu rek daal di indi par rapport ak li docteur Oumar Cissé doon wax ne am na dëkkuwaay dañ koy rek daal di lotisser c'est obligatoire nga def fa marché c'est obligatoire nga def fa école c'est obligatoire mu am juma wala mu am église et c'est obligatoire également mu am espace donc boo xamante ni dina nekk espace vert boo xamante ni nit yi dinañ fa mën ñëw di fa fiixlu wala xale yi di fa rek daal di fo c'est important suñu plan de lotissement yenn saa dañ koy gis mais buñ demee bay exécuter yooyu yëpp kon duñ ko rek daal di respecter ci yenn ci promoteurs yi donc c'était important de le dire en tout cas docteur di la jaajëfal bu baax a baax benn émission doyul ci li nga yor ci xam-xam ci wàllum tabax ak itamit ci wàllum dëkkuwaay macha allah xam naa dañ koy tàmbali ndax yooyu yëpp dafa roofu gis nga dëkk bu rafet xam nga léegi lan mooy dëkk bu rafet fu am ndox fu am garab fii ku fi am alal génn nga uti ndox ak garab dëkk la wante fii dem nañ ba ndox mi moo ñuy indi gàllankoor kon am na lu xew ma ne ñun ñii jullit sax ñun ñi jullit ndax te loolu lañ gëm suñu borom subhanahu wa taala daf ñuy wax ni bu ñee àjjana lan la ñuy wax jardin ñu ne sous lequel coulent des ruisseaux ndox mu ne dama leen fa bëgg a bàyyi abadan day xam na kon li nit ñaari mbir yooyu li seen ñàkk a toppatoo ci suñu dëkkuwaay indi na musiba yu bare dama déglu tubaab bi dëkk ci bépp booru ndox maa doon ko def ku am barke rek kay dëkk ci booru ndox waaw ak ci àll waaw kon nag ñun ca cappaandaw ko suñu borom baaxee nañu mun naa xamuñu woon seen njariñ ci dëkkuwaay léegi bañ ko xamee nañu góorgóorlu suñu kéemtalaay kattan te bu ñu tàmbalee dara buñ demee ba commencé ko saafara buñ ne rek loolu dootul amati mais dañuy jàpp ne dëkk yi day continuer di màgg dañ ci war a sax ba fi ñuy dëkk nekk di koy mucc ay ba nit ñi mën ci jëlee tawfeex. li nga wax am na solo bu baax a baax docteur Oumar Cissé nee na nag gox bu baax moo gën kër bu baax donc foofu la ñuy yem ci émission tey bi di gërëm bu baax a baax docteur Oumar Cissé ci kon waxtaan bi nga xamante ne sekku na ko ak ñun ma leen di fàttali ne moom bind na ab livre bu nga xamante ne daf ko duppee kon inondation à Dakar des risques et adaptations kon bind na ko mais surtout li nga xamante ne moom mooy profil du logement au Sénégal livre boobu ku ko am lépp luy jëm ci wàllum kër naka la ñuy def kon na ba daal di koy am loolu yëpp tënk na ko loolu ci atum 2012 la ko rek bindoon di gërëm bu baax sama rakk yi ma àndaloon Ibrahima Diallo ak aussi Ousmane di ko gërëm bu baax a baax di leen ne merci pour seen jàppale ak seen générosité ci wàllum liggéey bi di leen jox dig daje incha allah beneen yoon seen émission sama kër ci yeneen i thèmes yu am solo yi leen di jëriñ waaye dañu jëriñ itamit jaa ngeen jëf. ginaar gi baax na ci